Seck dal leen ak jàmb daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëyaat di nu nettali la xewoon démb ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale si du quotidien delloo si ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre l'assemblée nationale valide Macky maanaam pencum ndaw réew ma joxaan nan carte blanche njiitu réew mi di président Macky Sall le quotidien assemblée nationale kay delloo si waat na ndombal tànku ilimaani jëwriñ yi léegi nag ci président Macky Sall la des ngir mu tabb ka ko sopp ñu desaat ci assemblée nationale dellu si ci journal bés bi le jour yéenekaay bi ne pencum ndaw réew ma nee na waaw nan delloo si poste premier ministre journal E-Média bi yokku ci ne bile vote li ci doy waar te ñu gis ko ci te bariwul luñ ko ciy gis moo di muy opposition bi di majorité bi ñoo bokk fu nu jëm wala sax ñi ca ëpp neenan waaw ndax nag ñi ëpp ci ñoom li nu xamle moo di mësuñoo ànd ci ñu fiy jële ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre ba koy delloo si waat leneen lu ci journal bi wax moo di poste boobee di premier ministre xam nañu ki ko président Macky Sall nara def te nag du kenn ku dul ki nekk ci boppam bopp journal Vox Populi itam la xewoon démb ca pencum ndawi réew ma moo ca nekk yéenekaay bi nee na mbir mi yàggoon na te bëri woon na werante député yi voté nan ko laata loolee gaa yi fare ci kujje gi xaw nanoo rey président Macky Sall journal L'Info ne dëgg la gaa yi fare woon ci kujje gi naam ne am na ci ñoom ñu ko wote laataa ñu koy def xaw nanoo rey njiitu réew mi di président Macky Sall di ko sànni xeer Déthié Fall ci biir L'Info yéenekaay ne président Macky Sall li mu def dëgg-dëgg moo di lajj di ak tële ak ñàkk mën ndax nag Déthié Fall nee na ministre de la justice nëga ni daaw moo fi taxawoon di naan poste premier ministre dañ ko fi jëlee ndax nag gisatul solo si fanweeri weer gannaaw bi mënul taxawaat ci seen kanam di leen wax naan poste premier ministre dañ koy delloo si ndax nag dafa am solo Déthié Fall ne dëgg-dëgg nag ku waxul ni président Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo tële te lajj waxoo li am Déthié Fall yokku ci di xamal ministre de la justice maître Malick Sall di naan ko dama lay yóbbantee ci sa njiit di président Macky Sall boo demee xamal ko ni république bi moo ko gën a fort kon nag na bàyyi di ko foowe Déthié Fall ne loolu bettu ko ndax nag gis-gisu njiitu réew mi di président Macky Sall ci boppam moo soriwul ki ko jege lool moom président Macky Sall di ministre de la justice moo nekk ci xët wu njëkku Les Échos journal bi ne maître Malick Sall moom it ci bin koy voteel ab budget coow bari woon na fa député Ndeye Fatou Ndiaye ne Sénégal daal jaaxal na ko ndax nag ñi ni woon coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr nekkul kaa tey ñoo jël coowul mi Sénégal def ko kaa dem sax ba koy solal mbubbum avocat député Cheikh Seck ne dëgg la li mu gis ci Sénégal daal ëlëm na ko te nag Adji Sarr dañ koo xoqatal ba noppi violé ko te ba fii ki nu wax ni moo ko def moo ngi wéy di doxi soxlaam le mandat ne bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg maître Malick Sall di ministre bi yore wàllum yoon dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak mbirum trafic passeport diplomatique yi ci boppam la bëggu te yëy yàbbi te nag journal bi nee na ñaari mbir yooyee mbir la yoo xam fii ba fii dara leeragu ca li leer te wóor moo di démb Bougane Gueye Dany gendarmerie tegoon na ko loxo laataa ñu koy bàyyi source aané njiitul gëm sa bopp kay préfet bu Sédhiou la ca joxañ baaraamu tuuma waaye nag yéenekaay bi nee na du moom sous préfet bu Diendé la ndax nag moo digle gendarme yi ñu teg ko loxo yi FMI ak Sénégal ca kaw Le Soleil yéenekaay ni njiitu réew mi di président Macky Sall nee na jëflante bi dox ci diggante Sénégal ak FMI tanewul lépp a ngi dox lépp a ngi jaar yoon ba tax président Macky Sall gis ni jëflante boobee dafa gën laas yéenekaay ne moom président Macky Sall sax ay ngëneel rek moo koy xaar ca Union africaine kii jiite coalition Yewwi Askan Wi nekkit coordonnateur bi moo nekk ci xët bu njëkk journal L'Observateur journal Futurs Médias bi ne diggante Khalifa Babacar Sall ak président Macky Sall ba ci déclaration yi mu mujjee def boo moytuwul dina andi xel ñaar ci biir Yewwi Askan Wi te nag politique ñi ko xam dëgg dañu ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ne yéen a bokk làng gi enquête yéen kaay ne langu politique gi jamono ji lu fi dugalaat dëgg-dëgg Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade falan toll te nag yéen kaay bi nee na ca loolee président Macky Sall moo ngi ciy liggéey bu rafet la Pape Doro Gaye def ci étudiant UVS yi doon amal grève bu xiifal Direct News ne Pape Doro Gaye nekk ambassadeur de la paix ci université yi fexe na ba étudiant UVS yi doon amal grève de la faim daal di koy dakkal gannaaw waxtaan yu yaatu yu mu seq ak ñoom ñun ñu dem ci journal Libération xooli la fa nekk yéenekaay bi ne ca LONASE caissière principale bu Grand Dakar moo nekk ci bopp njublang ak leexoor gu doy waar Libération yéenekaay yokku ca ne Ndeye Dieynaba Diallo ci diggante 2018 jàpp 2021 jël na lu toll ci benn milliard ak lu topp boo jëlee nag caissier yi muy bëggalim di Abdoulaye Dioum Awolo Marie Seck ak Soxna Maymouna Sow ñoom dañoo séddoo lu toll ci téeméeri million ci xaalisu CFA comptable bii di Babacar Ndiaye moom bi mu yëgee ni tudd nañ ko ci leexoor ak njublangu ni mel ci la tàmbalee goygoylu ba ni dafa amee malaise gannaaw ba mu ni nan ko may ay fan ngir mu noppalu ca mujjantal ga mu jël njool mi musique animation wala cinéma léeg-léeg mu jaral laa jël njool mi L'Observateur yéenekaay moo ko xamle journal Rue 15 angle corniche bi ne yii ñu leen limal mbir la yoo xam ne jàmm ngi ci waaye leneen a ngi ci te nag ku ci mel ni Wally Ballago Seck Alioune Mbaye Nder Halima Gadji ba ci DJ Boubs liñ ci jot a dund rek firnde la ci moo xam mbëggeel la wala naqar ba ci sax ay menace de mort li menacé woon na lamb ji amoon juróomi fan ci weeru décembre bi nu weesu CNG jël na ci dogal sunu lamb yéenekaay moo ko wax journal bi ne combat bi doxoon ci diggante Papa Sow ak Siteu CNG nee na mbër mi di Siteu ci ab rallikam dinañ ci dog lu toll ci téeméeri junni ci xaalisu CFA ki koy tëggal te nu jàpp ni moo dóor sabar gi Papa Sow moom
CNG daan na ko fukki at ak juróom yoo xam ne du teg tànkam ca lamb ja. Gora Sock ak Franc ñoom dañ leen a suspendre sunu lamb yéene kaay yokku ca ne combat Siteu ak Papa Sow sax jàppaan nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier. Max Mbargane ci biir journal bi mel ni ko naan leen bum jëm kaw ndax ñoom waa Lansar contrat bi doxoon ci seen diggante ak promoteur bi la di Pape Abdou Fall jeex na. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia Yumo, NCA Santé Famille ak NCA Auto ak seen marque téléphonie di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Serigne Saliou Seck mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca fas université bu Ndakaaru tey suba tension moo fa amoon ndax ñi di enseignants yi nag foofu ca buntu rectorat lañ leen brutaliser maanaam buntu xatal leen ñu jàpp na nag sécurité bu yor ñoom ñu yor kaaraange recteur bi daal di amal ñu sax fas yéene amal plainte jëmale ko ci professeur Amadou Ali Mbaye ñoom nag day enseignants dañoo rek demoon foofee ngir daal di manifester ci jàmm ak salaam ngir nag naqar loolu ñu daal di nommé ab directeur foofee ci institut bu ñu fay jàngale langue étrangère ñu waxtaanee tamit lim yi junni ak ñaari téeméeri soxna yi ñu violenté ci Sénégal ci atum 2021 ca Pikine moom juróom-ñetti boutique maanaam ay bërëb yu ñu mën a dem ngir ñu wax fa seeni droit won leen fa ay yoon nag foofu tamit gis nañu ca Pikine ca boutique yooyu am nañ fa ñetti téeméeri cas ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci kuréel bu boole soxna yëngu ci wàllu yoon fii ci Sénégal ñu doon nag yëkkati yooyu la kàddu ci fukk ak juróom-benn fan yi ñu doon amal ay waxtaan jëm ci àq yelleefu soxna yi fii ci Sénégal ca Pikine artisan yi maanaam day mécanicien li ñu bëgg mooy 4 hectares ngir ñu mun leen recaser maanaam ñu dem foofee daal nga xam ne mun nañ fa daan seen i doole gannaaw nag bu ñu loro ci ab lakk bi fa amoon ca technopole ba daal tagga temal seen i activité foofe nag lu mu néew ñeent fukki woto ñu fa doon réparé moo daal di lakk ba jeex takk Assemblée nationale ministre bi énergie ak pétrole nag di janook jamono jile ak député yi war nag ba soxna yi foofe ca Bargny di yëngu ci wàllu jën nag bëgg daal ñu teg ci suuf li centrale à charbon bu ne ca Bargny ndax dana yàq lu bëree bëri mbokku jàngeen wéetu fële di def benn test boo xamante ne ñun ñuy jàngal ci institut bi boolewuñ ci ñu ñëw di ko ñaxtu nag bëgg ne léegi ñun dañuy dugg ci salle examen bi te loolu tamit en tant que enseignant am nañ droit dugg ci salle d'examen bu suñu institut organisé ci lañu nag service sécurité bi recteur indi fii ñoo song ñu ñun ñent dong la ñu woon de ñoom xaw ma fukk la ñu woon xaw ma ñu ñoo song ñu man jéem nañu nangu sama téléphone parce que nee na damay filmer agression bi physiquement la c'est-à-dire que service sécurité recteur bi yenu nañu kii poñikale fekk ñeneen ñi moom ñoom carrément moom dañ leen song te loolu nag lu ñuy ñaawlu la bu baax a baax ndax nag mu waru fi woon mës a am. loolee ñu jàppee ay ñaawteef ñu ñuy xamal ni yëf yi du yàq dara ci ndëgër laay gi ñu am ci noonee am na ab mot d'ordre grève bu ñu jibal. li ñu njëkk a décidé mooy am na mot d'ordre grève bu ñu lancé buy tàmbali lundi ak mardi pour ñaawlu nag li fi xew tey boole dañuy woo suñu naataangoo yëpp à l'international yoo xamante ni mët na 400 syndicat ñu wax leen di fi xew ndax nag ay enseignants la ñu agressé tey dañ koy yóbbu yoon incha allah waaw li indi coow li yëpp mooy rek ñàkk a toppa yoon ndax recteur moom moo décidé ne suñu mbiru kër gi tabb ay njiit yoo xamante ne ci ay anam yu jaarul yoon ndax conseil d'administration la ñu am moom jaarul. jàngalekat yi nag ni lii ñu def yépp ngir ñaawlu lu tegewul yoon lu bëri la ñuy dund ci institut boobule ñu ni nag juróom-ñaari weer ngi nii ñu nekk ci guuta gu rëy ci bërëb boobule. njëkk nañoo jokk ak Salimata Aw ak ñi yor jokko bi foofu ca rectorat ngir rek am daal réaction wu recteur waaye mujjul antu ba file jotaguñu yey yàbbi ci yëf yi ñu des ba tey ci lii di buntu xatal am na ay soxna yu koy dund ci Sénégal loolu nag dafa sax yokku ndax yëf yi daal dafay gën a yokku saa su ne ñu ngi nag ci junni kaa ak ñaari téeméeri sondal yoo xam ne dañoo dund ni mel ci atum 2021 di nag ay lim yoo xam ne ñu ko indi di association bu boole soxna di yëngu ci wàllu yoon ci Sénégal ca Pikine nag foofee rek diggante weeru juillet ak septembre ñetti téeméer ak juróom-ñett ci ay soxna ñoo dund ni mel dem nag ci juróom-ñett boutique maanaam ay bërëb yoo xam ne daal mën nañ fa dem wax fa seen ni àq ngir ñu xamal leen fu ñu jaar daal bañ daal leen respecté leeral yekk ndongo ka lu aju nag ci jigéen ñi ñuy métital nag ci Sénégal mel ni nag lu tëw a dellu ginnaaw kii di docteur Zeynab Kane di secrétaire général bu association des juristes sénégalaises ni mbir mu ni mel nag tey jii la gën a nag takarnaase. violence yi bari na lu ëpp junni ak ñeenti téeméer am nañ ko ci ay violence bu ñu xoolee Pikine diggante juillet ba décembre bi rek daanaka am nañ ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn violence physique ñoom ñoo ci gën a bari buñ ca toppee métital yi nga xam ne moom mooy dal ci wàllu koom-koom beneen bi nga xam ne moom moo ci topp
moom mooy li ñuy wax violence sexuelle maanaam lu mel ne siif ak sàkku. ñu jàppoon nag ni bu ñu fexee nag ba yoon di teg ay daan ñi nga xamante ni ñoom la ñu gis ni nag ñooy teg ay métit ñi du jigéen ñi yëf yi dina sax xaw a wàññeeku docteur Zeynab Kane. naam ñoo ngi ci prise en charge bi di sàkku ci maanaam autorité judiciaire ñu appliquer loi yi dans toute sa rigueur waaye application loi bi rek du doy waaye nan la ñuy def ba dooleel askan bi ba nga xam ne ku ci nekk di nga taxaw ne man daal du ma nekk chaîne de transmission ñaawteef. waa AGS ni naam sax yoon nag dafay wéy di def liggéeyam nag waaye tamit waxtaan wi faawu tamit ñu koy gën di yaatal. ne ku nekk am nga ci responsabilité waaye itam nan la ñuy def ba nga xamante ne lan mooy mettital lan moo koy andi ak nan la ñuy def ba moytu ko. gouvernement bu Sénégal daal di jël nag ay matuwaay yu bëri ngir fexe nag ba mettital gi ñuy mettital nag ñii di jigéen ñi daal di effacé nag ci miim réew kii di Mariama Dieng di sociologue ci ministère de la femme et de la famille jàpp ni nag ñi nga xamante ni ñoom la mbir mu ni mel di tegu nag seen kaw ñuy nangu nag di boole ñi nga xamante ni ñoo koy jëfee. bu ñu tegee ay jéego pour lutter contre ce phénomène te nit ñi aussi du ñu dénoncer du am solo sénégalais yi dañu war a xam seen ak yelleef xam ne état bi teg na ay mécanismes yoo xamante ni pour protéger leen. gile mbir nag ñu ko doon waxtaane ca Malika waa association des juristes sénégalaises organisé woon fa nag ab ndaje ngir tëj seen campagne bu fukki fan ak juróom-benn yu nu jagleel wàllu activisme jëm nag ci xeex lépp luy xeetu métital te ñu koy teg nag ñii di jigéen ñi Ndonga Malika rajo Futur Media. Ndongo Ka foofe ca Malika juróom-ñaari simili moo tegu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee wotu budget ministère bu énergie ak pétrole tey la waaye nag loolee war nag ba kuréel boobu ëmb ay soxna yëngu ci wàllu jën ca baax ñi nag ña nga ca assemblée nationale ngi ñu dégg leen ñoom nag daal dañoo jàpp ne centrale à charbon ba nekk ca Sendou Bargny waru fa ne na fa jóge ndax moom mu war a daal ba seen jafe-jafe daal di yokku ñoom nag lu ñu rek bëgg mooy ministre bi daal wax ci jël ci dogal bi war ki yoroon seen i kàddu ma ngay wut maanaam ki sax jiite boobule kuréel yox seen i kàddu di Fatou Samba mu ngi ci micro beeg Serigne Saliou Seck. plénière bi li tax ñu fekkee ko ñu ñëw assister ko mooy dañu dëkk Bargny nekk ci zone bu nga xamante ne mooy zone bi ñu teg centrale à charbon bi jël këru jaan nit yi def fa centrale ñun ñu di fa liggéey di fa daan suñu doole faj ci suñuy aaju ñu teg fa centrale à charbon aussi wàllu environnement xalaat naa ne Bargny lu ne lañ fa war a waajal bu mu des luy poli parce que dañu ko dund ndax diggante 2018 2019 bi nga xam ne centrale bi dafa daw dañu constaté ne li mu def ci lu yàq-yàqu yi mu fa def muy ci wàllu santé du wàllu économie nit ñi dañu tiit parce que yàlla def na charbon Sénégal moo ko fi jëkk utiliser surtout une centrale à charbon loolu nag moom lañ ni dinañu ñëw si suñuy responsable mooy ki nga xamante ne ministre de l'énergie bi nga xamante ne lépp si moom la aju ñu jël dellu gannaaw si Sendou ndax bu ñu demee ba ni Sendou mu ngi nekk sous liquidation judiciaire donc xamoon nañ ni am na fu ñu yeggoon ak ñoom te loolu toog di xoole mayuñu ko woon dañu dem porter plainte banque yi nga xamante ne ñoo leen financé woon état du Sénégal itam ñu wax ko ne bëgguñu ko parce que li tax bëgguñu ko bañuñu bon projet de l'état mais nag projet boo xamante ne day yàq environnement boo xamante ne day yàq wàllu économie di yàq wàllu social loolu lañ ne daal nañu ñëw teewee séance plénière bi pour mën a wax ak suñu ministre bu waxee geesoo gis na jigéen ñi ñoo taxaw te lañ doon revendiquer ëpp na fukki at ak benn ñu ngi si taxaw ba tey yaramam dina daw ba mu dellu gannaaw si li nga xamante ne mu fi xaw nguur gi ak Union européenne nag dañu daal di booloo ngir daal di dooleel lii di karange ci gox yene ci daal dëkk yu am ci gox yi am ndox maanaam yu ñuy wax zone insulaire ak tamit dëkk yu daal am frontière ak yeneen i gox ay poste daal lañ fa daal di amal douane ak police nag noonu daal lañ fa daal di tabax ca Bettenty ak Djegnack ci arrondissement bu Toubacouta division nationale buy xeex lépp lu jëm ci lii di migration nag dañ ko fa tabax amal fa sax ab antenne ca Karang ngir xeex ñuy faral di jël gaalu loo ci wutali biti réew bay bakkanti ci xóot Aminata bu jabi ci ay leeral. police de l'air et des frontières ñoom ñi ngi ci Bettenty atu 2019 ba léegi waaye nag agent yi fay liggéeyee ñoom amuñu woon bërëb boo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp Union européenne nag ci partenariat am ak nguurug Sénégal tabax nañ fa fi mu ne ab poste maritime mixte boo xam ni police ak douane ñoom ñoo koy bokk ku foofee ca Bettenty Ahmed Saykoli moom mooy sous-préfet bu arrondissement bu Toubacouta. Bettenty mooy dëkk bi gën a rëy ci arrondissement Toubacouta mais Bettenty également nekk dëkk boo xamante ni dafa nekk ci biir ndox enclavé wu te bi police di ñëw fii amuloon dalukaay Sénégal ànd ci ay partenaire am muy Union européenne ñu ne léegi nañu wutal ñooñu daluwaay boo xamante ni ku fa ñëw bëgg. infrastructure bu ñu mel itam tabax nañ ko ci beneen île bu nekkee ca boor boobee dañ koy woowee Djinnack. Bettenty Bosinkan Djinnack ak Sipo naam ci biir ndox mi lañ ne mais ci Sénégal lañ bokk donc lépp lu ñuy am ci sur la terre ferme war nañ ko fi am. arrondissement bu Toubacouta nag bëri na ay émigrés clandestins yoo xam ni fa la ñuy faral di jaar ngir rek dem bitim réew jaaree ko ci ay gaal division bi nga xam ni moom mooy xeex lépp luy trafic de migrants ak lu ni mel tabax
tabax nañu ab antenne fe ca Karang Post ngir rek fexe ba jëfin yu ni mel jeex ci réew mi liggéey yi yépp nag mi ngi bokk ci programme boo xam ni dafa dox ci diggante nguurug Sénégal ak Union européenne ngir rek suuxat lépp luy kaaraange réew mi Christophe Pelzer moom mooy représentant Union européenne. La fin de l'année 2020 a été marquée par une crise migratoire importante, se traduisant par de nombreux départs de pirogues depuis les côtes sénégalaises à destination des îles Canaries. Malheureusement, ces départs clandestins ont été accompagnés de pertes de vies humaines, ce qui pour nous tous est inacceptable. jumtuwaay yi yépp nag ñu tabax ci Djinak Bettenty ak itam Karang Post ci bokkee ci arrondissement bu Toubacouta Union européenne ñoom ñoo ko def te nee ñu xaalis biñ ci dugal daanaka toll na ci 116 millions de francs CFA. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ña doon yëngu di ay mécanicien ca technopole bu Pikine nag di laaj ñeenti hectares ngir ñu mën leen fa tegaat ñu daan seen i doole ñu am fa seen i garage ndax daal ñoom dañoo loru ci ab lakk bi fa amoon taga témbeel lool seen i activité lu mu néew néew tamit foofee lii di ay woto ñeent fukki lu mu néew néew ñooñ fa doon defata garage ba lakk ba jeex takk waral nag ba coordination bu boole daal ay kuréel di ay professionnels ci wàllu artisanat di Sénégal nag nekkoon tey te conférence de presse ki waxoon seen i kaddu di Mamadou Bakayoko. président dafa joxe 4 hectares ci problème mu armeel yi ñu kontaan ci trop nag mais li fi des ñu bëgg nag mu attribuer ñu 4 hectares yi pour ñu mën a ànd ak suñu partenaires yooyu liggéey ko pour que ouvrier yi mën fee toog liggéey seen liggéey partenaires yi ñu àndaloon fi mu nekk nii tey ñoom benn këru sapeur pompier dafa bokk ci suñu projet bii nga xamante ne partenaires yi ñu àndal fii moom la ñu soxla pour def ko fii garage moderne boo xamee ne day am même sapeur pompier ci biir waxuñu état ne ko dimbale ñu ci xaalis liñ ko laaj mooy suuf am nañu ñu ko mën a liggéey mën nañ koo liggéeyal suñu bopp am nañ suñuy partenaire li ñu ko laaj tey moom mooy num ñu mënee jox suuf si comme nam koy joxee ñëpp pour ñu mën a liggéey suñu liggéey te parce que lii moo fi des ci Pikine nag te dañu wax ne duñu nangu mukk di gis ñeneen ñi di ko jël di ko def leneen loolu moom du am fii loolu moom duñu ko nangu benn yoon li muy doon kay mooy garage moderne bi nga xam ne wax nañ ko président bind ko jox ko le maire mu adhéré ci projet bi moom ci boppam xool xam ni projet bu am solo la ànd ceeg ñun moom la ñu bëgg président jox ñu ko tey ñu mën a indi suñuy partenaire ñu liggéey béréb bi man fee toog liggéey suñu liggéey li ñu soxla moom mooy loolu te loolu lañ fiy xaar parce que ñu ngi fi Pikine lañ dëkk ñu ngi koy bàyyi xel guddi ak bëccëg suba ngoon bu ñu fi gisee kenn ku fi teg xeer nañ ko jëflante ak yow na leer du ñu bàyyi fii moom du ñu bàyyi suñu bakkan lañ ci teg du ñu ko bàyyi loolu moom na leer am tamit ñi amal doxub ñaxtuwaay nag ngir sensibiliser kuréel maanaam union régionale agent santé bu communauté ñoom ñoo ko daal di amal foofe ca Saint-Louis loolu nag ngir rek ñaan askan wi ñu fexe daal ba jël seen i dose maanaam dem jël seen i ñàqu laata daal ñuy amaat beneen i wàgg jëm ci mbas mi léeg-léeg Ousseynou Diop suñu ndaw foofe ca Saint-Louis. ndaje la ñu amal ñoom ñi bootu ci union régionale des agents de santé communautaire yi nekk ci diwaanu Ndar la ñu bëgg mooy askan yi gën a toppatoo seen wér-gu-yaram waaye tamit ñu gën a moytu feebar bi nga xamante ni mooy Covid-19 rawatina variant bu bees bii di Omicron. Abdourahmane Traoré jiite bureau bu éducation pour la santé ci Ndar di gën a ñaax askan wi. ci mbirum coronavirus ñu yëgal nit ñi di leen woo di leen wax ni coronavirus day rey waaye ñàkk bi nga xamante ni mooy wax coronavirus am na lu ñu ci dégg lu bëri de mais fii ci Sénégal ñàkk bi loragu fi kenn. seen ndaje bii ñoom ñi nga xamante ñooy agent de santé communautaire yi daan nañu yebbi seen i jafe-jafe yi ñuy dund ci poste de santé yi Ousmane Gueye mooy seen président. les agents de santé communautaire ñu ngi si poste yi mais sonn nañu surtout dans les petits postes bu nekkee au niveau district sax tane na dina xaw a tane as tuut mais dans les postes moom c'est le calvaire quoi xam nga. ñoom daan nañu yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi ngir seen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu dund ñu mën ko saafara nee nañu statut agent de santé communautaire yi dañ ko war a xoolaat ngir ñu gën leen mën a insérer ci fonction publique. il faut que ñu utal ñu statut la ñu bëgg ñu recruter tous les agents de santé communautaire ñu instaurer leen dans la fonction publique. ndaje bii nag union régionale d'agents de santé communautaire daal nay dem ci gox-goxaat yi nekk ci diwaan Ndar Géej sensibiliser askan wi ci wàllu feebaru Covid-19 bi ak jabet bi nga xamante ni jamono jile mi ngi lëmbi diwaan bi Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. RFM rajo askan wi. ñu wutali Tivaouane waxtaanee élection locale yi ñu waajal lu mu néew am na ñett junni carte daal yoo xam ne daanaka kenn laalu leen ña nga foofu ca préfecture ba. ñi ko nag sax moom dañ leen a soxla maanaam nañ ñëw daal di ko jël ndax yàgg na fa lool ndax ci ñetti junni ak lu teg tuuti ci ay carte ya fa ne daanaka téeméer rek la ak fukk juróom-ñaar lañ ci daal di joxe waral nag ba ñu jàpp ne daal ñàkkub waxtaan ak sensibiliser tamit ci la Tivaouane Mama Soukane
fii ci préfecture Tivaouane wéetaay lañ fi nemmeeku soo duggee ci sa càmmoñ yaa ngi gis ab buntu ñu bind ca kaw salle conférence ci biir lu ëpp 3,000 carte ñu lal ko ci kaw taabal ji nit ñi di ñëw ndànk-ndànk ngir jël si seen carte d'identité wala seen carte électeur Pape Gueye ñu fekk ko mu toog moom mi le primo votant la toll ci 20 at ak ñaar mu bég loolu ci am bi mu am carte électeur am. dama doon ñëw juste pour récupérer sama carte électeur quoi ndax élection yi passé amoon naa carte d'identité mais non inscrit la woon loolu moo ma gënoon a motiver pour ma def pour cette fois-ci moom ma bokk si élection yi ñëw ndax daf ma metti woon tellement bu ma gisee sama camarade yi wala nit ñi di voter seen maire wala seen président réew quoi citoyen yi moom carte d'identité rek la am quoi pour mën a désigner autorité am wala président c'est la première fois may voter quoi. bu ñu sukkandikoo ci présidente commission électorale bi nit ñi taxuñu ko bari loolu lu ci ëpp ñiy soog a voter ñooy ñëw di jël si seen i carte Khady Boubacar Sy. commencement bi moom xam naa ne information yi jàllagul bu baax ñi ngi ñëw par ndànk-ndànk rek xale yi laa gën a gis ñoom ñooy ñëw di jël si carte mu votant yi ñoom ñu ngi ñëw moom. te tamit ñu jàllale information pour nit ñi xam ne carte yi ñëw nañu ñëw jël si seen carte yi commune Tivaouane mu ngi nekk si 3184. ñetti fan bu ñu ubbee bile commission dem beeg dikk bi taxu ko taxu noonu fii ci préfecture ci commune Tivaouane am nañ lu ëpp 3,000 ci ay carte yu bees téeméer ak fukk ak juróom-ñaar rek ñoo jëlagul seeni yos bu fekkee ci commune Mekhe 4 téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar la ñu am ci ay carte waaye 4 fukk ak juróom-ñaar lañ ci joxe Mame Astou Kane fii ci Tivaouane rajo Futur Média. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay si problème yi ngay soog a door. bismillah wàllu football lañ koy door rek lii di championnat national bu Sénégal Ligue 1 bi 3e journée ni ki tey jii lañ koy daal di door ca su 16h30 jotee Douane ak Dakar Sacré-Cœur dañ daal di tase Jàmbaar bu Saly ak Guédiawaye football club ñoom itam jamono googu dañ daal di tase waaye choc bi nag ca Ziguinchor stade Aline Sitoé Diatta diggante Casa Sport ak Jaraaf bu Dakar dañuy daal di déglu sax vieux ba moom mi nga xamante ni mooy jiite jamono gi équipe bi di AS Dakar moo di seen entraîneur doonoon na fi jamono entraîneur bu Mbour Petite Côte ak itam bu Stade de Mbour ñu déglu ko ci atal. jogante boobu nag diggante Jaraaf bu Dakar ak diggante Casa Sport ak Jaraaf bu Dakar nekk na jogante boo xamante ni ñëpp ñu bëgg football ñu koy xaar ndax toujours ñoom seen jogante dafay nekk jogante boo xamante ni dina neex dina bëri ñu koy seetaan ndax ñaari équipe la yi nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañu baax te dañuy football booy xool nag Casa Sport bi nga xamante ni moom mooy ganale Jaraaf Casa mën nañ ne championnat am daal nu mu ko démarré des na parce que ba léegi gañagul ñaari match nul la am ginnaaw nag moom mooy ganale Jaraaf si dëkkam war na def lépp pour daal di démarrer championnat am si nu mu gënee maanaam tey dafa war a def tout pour am ndam loolu mooy gën a rassurer public bi mais aussi mooy gën a dalal xelu équipe bi donc yaakaar naa ne tey Casa dinañ def tout pour gagner match boobu surtout que daaw booy xool gagné nañu coupe ginnaaw bu ñu dooree Jàmbaar bu Saly Jaraaf nag moom ginnaaw bu ñu amee seen lajj bu njëkk si première journée bi si ñaareelu journée bi la ñu am victoire tey nag dañuy jéem a consolider maanaam daal comme génn nañu dinañ def tout pour jéem a am ndam wala ñu samp lu ñuy naan match nul waaw ndax boo génnee tamit boo amee match nul baax na nekk na daal match boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy xaar te njort naa ni dina doon match bu rëy ndax ñaari équipe bi yëpp xam nañ ni de tradition ay équipe yu am doole lañu ay équipe yu football lañu te équipe yu am mbooloo la. ma nga noonu kooku moo di vieux ba di jiite jamono gi AS Dakar moo di seen entraîneur doonoon fi jamono entraîneur bu Mbour Petite Côte ak bu Stade de Mbour doon joxe xalaatam ci jongante bi nga xam te moom la ñëpp di seetu tey méngoo ko ñetteelu bëccëg bu Ligue 1 bu Sénégal di championnat bi diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak Jaraaf ñu koy amal ci stade Aline Sitoé Diatta ci bu 16h30 jotee ëllëg nag la ñoo fas yéene yeggale ya ca des 16h30 Pikine dana tase ak Mbour Petite Côte Gorée dina tase ak Teungueth FC di équipe championne en titre jamono gi féetee ci place bu njëkk bi Stade Excellence bu Thiès moom dana tase ak ëllëg ñi di waa Ndiambour bu Louga ca stade Maître Babacar Seye ca Saint-Louis ëllëg di dimanche itam diggante Linguère bu Saint-Louis lay daal di doon ak ñi di waa Génération Foot Ligue 2 bi ñoom itam ñu ngi seen 3e journée ni ki tey ji à samedi gi dana am ñeenti jongante ñaar ya ci Thiès ba ci njëkk nag diggante Amitié FC lay daal di doon ak Oslo beneen ba diggante Walidane bu Thiès ak Port 16h30 ba tey ji ci ngoon Duc dana tase ñi di waa Demba Diop FC geneen jongante itam ni ki dimanche gi ni ki samedi gi incha allah diggante Jamono bu Fatick ak ñi di waa Sonacos bu Diourbel dimanche di ëllëg 16h30 Union Sportive bu Ouakam moom dana tase ñi di waa Thiès FC Stade de Mbour di dalal ñi nga xam te ñoo di waa Ñaax Italie altine lañ ko fas yéene jeexal deuxième journée bi ci Ligue 2 bi 16h30
diggante Renaissance bu Dakar lay daal di doon ak ñi di waa Kër Madior bu Mbour. ñu tàmbalee championnat ci biti réew championnat bu Angleterre ñu ngi seen maanaam seen jongante ni ki sànq la daal di door Manchester City moom mi nga xam te ne jamono gi moom moo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi ma ngay jongante ak ñi di waa Wolverhampton ba midi toptalee fanweeri simili ba tey ci ñu nga ca di daal di jongante jàpp leen nag jamono gi mooy wax ak yéen ñaari équipe 0 bi partout lañu daal def te ñu ngi jublu ci li nga xam te ne daal moo di mi-temps bi Manchester City nag moom moo féetee ci place bu njëkk bi rawee na benn poñ Liverpool bu Sadio Mané ñoom waa Liverpool tey jii ci kanam tuuti 15h seen digg ak ñi di waa Aston Villa lay daal di doon 15h ba tey Chelsea 3e dana tase ak ñi di waa Leeds United Manchester United moom nga féetee si ñetteelu juróom-benneelu place bi moom 17h30 dana fekki ñi di waa Norwich City si seen dëkk ci Espagne seen 17e journée fi lekk ci kanam tuuti maanaam door na sax fi mu toll nii jamono gi diggante Espagnol Barcelone ak Levante 13h la daal di door 15h15 Alaves dana tas ñi di waa Getafe 17h30 diggante Valence ak Elche 20h Athletic Bilbao ak FC Séville dañuy daal di tase Séville mu nga xam te moo féete jamono gi si ñaareelu place bi ci classement bi derby bi nag ñu koy xaarandi demain indi dimanche incha allah diggante Real Madrid leader ak Atlético Madrid di 4e au classement fukk pañ nag moo daal di dox seen diggante ñu daal di wax ci championnat bu France ñoom ñu ngi seen 18e journée tey jii ci ngoon ñaari jongante kottu mooy daal di am da ca des nag ëllëg la ñu ko fas yéene yeggali 16h30 tey jii diggante Brest ak Montpellier 20h Reims dana tase ak ñii di waa Saint-Étienne Serie A moo di championnat bu Italie ñoom ñu ngi seen 17e journée Milan AC moo féetee ci place bu njëkk bi ñoom nag danañ fekk Udine niki tey jii seen dëkk ci bu 19h45 jotee waaye laata loolu diggante Venise ak Juventus danañ ko daal di amal Juventus mu nga féetee si juróomeelu place bi Napoli ak Inter bokk ci équipe yi nga xam te ne jamono gi ñoom itam dañuy xëccu ngir daal di jël di titre champion bu Italie ñoom ëllëg la ñu fas yéene soobu ci jogante yi ñu daal di dem ci championnat bu Allemagne ñoom itam tey jii ci ngoon danañ daal di door yenn seen jogante fii léegi maanaam 14h pour toptalee fanweeri simili Bayern Munich moom dana tasek ñii di waa Mayence Bayern Munich moo di équipe championne en titre féetee aussi itam ci li nga xam te daal moo di première place bi ci classement bi Dortmund moom moo féetee si ñaareelu place bi moom itam googule waxtu dana tasek ñi di waa Bochum ñu dal di dellu si suñu réew waxtaane ndaje bi nga xam te ne jamono gi ñu koy amal ca maison de la presse ñi di waa ANPS di kuréel bi nga xam te ne ñoo ngànk journaliste yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ñoom ñoo ko dal di organiser ngir waxtaane lii di wàccaay Coupe d'Afrique des Nations ñu nar ko amal ca Cameroun nar a door ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier Sénégal nag mu nga ca fi mu toll ni nag ña ngay càmbar indi ay jàngat daal waxtaane li nga xam te ne moo mën a jëmal équipe bi ci kanam ak itam lépp lu ci jafe-jafe ñu daal di ko waxtaane dañ si daal di déglu sax njiitu ANPS di association nationale de la presse sportive Abdoulaye Thiam ci micro Sodo Thiam. panel bi ñu organisé tey mooy li ñuy tàmm faral di def parce que depuis 2002 ba léegi ñu ngi koy def veille Coupe d'Afrique bu nekk ANPS day dajale ancien entraîneur yi yore woon équipe nationale depuis 65 ba léegi dajale aussi ay journalistes ñoo xam ne couvrir nañ ay Coupe d'Afrique yu bëri dajale ay sociologue dajale ay psychologue lépp nag soo gisee ñu koy def c'est dañuy joxe suñu contribution rek xool càmbar xool lan moo tax depuis 2005 ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw trophée bi mënuñu fexe ba gagné ko est-ce que instabilité fédérale yi fédération sénégalaise football est-ce que instabilité entraîneur yi la est-ce que joueurs yi mental bi aussi doy na lan mooy càmbar suñ càmbaree ba pare ñu xool lan la ñu mën a indi comme solution pour permettre suñ équipe nationale non seulement mu nekk d'excellentes conditions de performance bëri na am lu ñu ci wax am na génération spontanée comme par exemple directeur technique national nu mu ko waxee léegi Mayacine Mar am na fenn foo xam ne gis nañu par exemple entraîneurs yi bëri nañu Coupe d'Afrique bu nekk bu ñu demee Coupe d'Afrique ñibbi si waat dañuy dàq entraîneur bi yaak par exemple ki nga xam ne moom mooy doomu France di Claude Leroy moo mus a def ñaari Coupe d'Afrique 90 ak 92 bu weesoo loolu si Aliou Cissé moom moo def 2017 dem def 2019 ak léegi di waajal aussi def Coupe d'Afrique 2021 ñeneen ñi ñëpp képp ku def benn Coupe d'Afrique loolu instabilité ci lay bokk beneen bi aussi mooy bu ñu demee Coupe d'Afrique bu ñu gañewul dañuy faral sax di dàqaale sax ministre bi parce que benn aspect bi mooy instabilité beneen bi mooy côté mental naka nga mun a def nag léegi boo xamee yow sa wàllu bopp sa équipe noonu la mel naka nga war a def pour dindi gàllankoor yooyu lépp pour nga nekk dans d'excellentes conditions. ay ci kon boog Seydou Nourou fii lañ koy daal di yemale. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne tranche de vie dañ ci ànd ak Pape Balla Gueye nag tey nag mu dem seeti ki ñu wax na moom moo gën a xarañ ci jàngalekat yi ci Afrique sowu jant ma ngay buyoo Assane Ndiaye. kon man dama nekk mbëru Afrique ba pare nekk mbëru Afrique sowu jant. am lu tolloog juróom fukki at ak juróom turam dootul fay ci taarixu njàng meeg njàngale mi ci biir Sénégal professeur Assane Ndiaye nekk jàngalekat goo xamante ni mu ngi fës gannaaw ba mu gagné Grand Prix chef de l'État ci atum 2017 daanaka duggulet muy am raaye yu ni mel
ndax ci atum 2005 jot na distinction goo xamante ne jëwriñ ji fi nekkoon yoroon wàllum njàng meeg njàngale mi du professeur Moustapha Souran joxoon na ko ñu daal di koy tabb ci top 50 di jàngalekat yi gën a xarañ ci àdduna bi wërngal këpp te Global Teacher Prize def ko ci atum 2019 nekk itam ambassadeur de l'éducation te fondation Varké daal di ko koy jagleel moom doomu Matam bi am ay diplôme lettres modernes ci université Cheikh Anta Diop jaar itam ci école normale supérieure moom professeur Assane Ndiaye di jàngale ci lycée bu Mbacké 2 daanaka bari na ci ay mbir yoo xamante ne mu ngi ciy yëngu ci wàllum njàng meeg njàngale mi gannaaw fanweeri at ak benn goo xam ne def na ko ci l'école yi bokk na ci gouvernement scolaire bi nga xamante ne taxawal na ko ak projet JOG des jeunes filles et femmes orientées à gérer l'avenir du Sénégal 2002 xalaat goo xamante ne ministère éducation nationale mu ngi koy doxal ba léegi jamono ji mu nekk jàngalekat bi gën a xarañ ci Afrique sowu jant raaya googee doon na loo xam ne bettul secrétaire général bu IEF bu Mbacké di Bassirou Kassé mi nga xam ne taxawu na ko ci waajtaayu concours bi lay Assane moom wax dëgg yàlla dafa def liggéey bu am solo tey jii nekk meilleur enseignant de l'Afrique de l'Ouest donc loolu ay résultats la yoo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah moom daal xam naa ne li mu defal réew mi lu baax la réew mi nag war na ko delloo njukkal parce que nag dañoo war a wane ne suñu métier bii di ak jàngale nekk na métier bu noble nekk na métier bu am solo boo xamante ni lu ne war nga ko cee mën a am. mu doon koo xamante ne mbaaxam foog natt weesu na ko ndax day jàppale ñu bari ba dem sax ba ñu jagleel ko ay diplôme d'honneur lu toll ci fanweer jamono yi ndax jàppale gi nga xam ne mu ngi koy jàppale jàngalekat yi wala sax ay élèves fas yéene dem ci ay concours ki examen ku ci mujj sax moom mooy journaliste bi di Pape Sayer Mbaye bu 2STV ci Mbacké. mbaax gi oyof gi yaatu gi waaye itam dogu ci li muy def jàngalekat la boo xam ne ku mat a bàyyi xel ndam li moom tey mérité woon lu ko ëpp bu may jël misaal jàppale na ma bu baax ndax bi may def bac daanaka bàyyi ñaar fukki at ak juróom jàng bëgg a dugg ci bac bi moom bokk na ci ñi ma ci soññi jàppale ma ci bu baax Assane bu weesoo jàngale bi ma nga ci wàllu social bi ak yeneen royukaay daal bu ñu koy wut dëgg Assane Ndiaye moom kenn mënu ko romb. Talibé Mouride yor ay soxna professeur Assane Ndiaye am na ay téere yoo xam ne jot na ko bind muy brochure miroir adapté au curriculum miroir à l'épreuve de la dissertation littéraire nekk itam animateur rajo ci wàllum njàng meeg njàngale mi foo ko fekk mu takk ay lunetam yu ñuul moom nag askanu Mouride daal na koy sargal gannaaw liggéey yu am solo yoo xam ne def na ko ngir réew mi Sénégal waaye itam département bi nga xam ne fi lay servir Papa Balla Gueye Mbacké rajo Futur Média. jaajëf Papa Balla Gueye. RFM nit ñi kay. Samone Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia Yumu, NCA Santé Famille ak NCA Auto ak seen marque téléphonie di Mion ñoo leen ni may li ci yéeni